mooy quartier général Wattu via Corsica 25 képp koo xam ne soxla nga lu mënti doon rek ci nga xam li nga xam ne mooy coalition bi ci li nga xam ne mooy mbirum vote yi boo ñëwee fii ci quartier général via Corsica 25 di nga fa am ay renseignements chaque jour que jëfee à partir de 7 heures maanaam à partir de 19 heures ñu ngi fii bu ñu demee porte à porte yi ba minuit ñu ngi fii encore incha allah rabbi kon gars yi ñu ngi leen di woo yéen ñëpp Brescia ku soxla coalition bi à partir de 19 heures ñu ngi fii ci quartier général ba minuit fii rek la ba le 30 incha allah gars yi. yow rek mooy président de femmes waaw. Adja. waaw seen wàll. mooy kii mooy Adja Oumy Sène. moom Ablaye Wade. bi bëgg Sénégal te defar Sénégal te du ko def. Ablaye Wade ak doomam ak Karim ak Wade ak ñëpp moom. salaamaaleykum téléspectateur u A2I tey ñoo ngi fi ngeen xamante ne mooy Brescia di taxaw ci li ngeen xamante ne mooy waajal élection yi tey ma ñëw nag teew fi nga xamante mooy siège ñi nga xamante ne ñooy coalition gagnante Wattu nekk nag ak ki ngeen xamante ne mooy candidat Nango Seck fii ci Brescia ma teew fi ak ñoom ñu waroon waxtaan rek ñu wax ñu ñoom nan la ñuy waajalee élection yi ak lan lañuy proposé. salaam wa rahmatullah Sophie maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant. di am mbégte bu baax ci li ngeen jóg ñëw seet suñu fekk ma ak suma waa kër sama jigéen Astou Baaw kenn dootu ko présenté mu ngi teew suñuy frère Arona Moustapha Pape Sène ak Mor Diakhoumpa ñuy am mbégte bu baax di leen dalal fii ci quartier général bu Wattu Sénégal bu Brescia di leen remercier encore une fois ci visite. question bi nga jëkk a wax rek muy suñu taxawaay fii ci Brescia taxawaayu responsable la ndax ab dëkk boo fa nekkee di fa dund lu jege daanaka fanweeri at say doom juddoo fa ba nga am fay sët yaakaar naa ni beneen dund boo fa def bu dul dund responsable rek wàcc nga yoon ci loolu nag ci la ñuy dox. nekk fi àndandoog société bi ci lépp rek luy doxal immigration ndax ku ne xam na ni ñun ñëpp suñu statut immigré la ñu ñëw ci réew mi yàlla dogal ñu wàcc fi fekk fi ay sénégalais yu macha allah yu ñu fi jiitu ñu àndandoog ñoom société bi dox ñu dugg ci cadre association dugg ci cadre daayira ba dugg ci cadre politique kon loolu yëpp Brescia may ñu ko kon bu yàlla dogalee tey ñuy dox ba lii am ñuy candidat wu ci poste député pour la diaspora du ñu def lu dul di ci am mbégte di ci am fierté ndax lépp dañ koy delloo ci askanu Brescia rek ñi nga xamee ni ñoom la ñu àndal boobu ba léegi ci àndu jàmm ak salaam ak respect ak bëgg lu baax ndax ci loolu rek dañu xam ñii ñu nekkal ñoom it yaakaar naa loolu lañu xam ci ñun ba tax na ànd bu rafet rek moo fi am ñuy delloo njukkal waa Brescia yëpp nag di am mbégte ci seen kóolute seen taxawaay ak seen soutien ndax loolu yëpp nag manifesté wu na fi ñu gis ko ci lu gàtt loo xam ne sax weesu na suñu njort macha allah beneen bi nga wax ni li ñuy waajale élection yi yaakaar naa loolu dinañ ci dugg plus en détail comme li ngeen ko gisee rek bi candidature bi taxawee ñu jublu ci ay élection dañoo seet ñi nga xamee ni ñoo dëkk ci gox bi ñi ñu doon àndal ci politique depuis suñu parti di bokk gis-gis ba ñu dugg ci coalition bi muy bokk gis-gis AJ/PADS ak waa kër Mamadou Diallo Tekki ak PDS bi nga xamee ni c'est un grand parti ñu àndandoog ñoom toog di waxtaan ba def fii suñu quartier général lépp lu ñuy nas ñu di ko nase fii lépp lu ñuy def plan d'action bi fii lay jóge ñu ànd ci ànd bu rafet nag ànd boo xamee ni li ko jiital c'est des relations humaines
ay relations yu rafet yoo xam ni vraiment moo ñu permettre sax ñu mën a avancer def jéego yu bari comme ça ci temps record bañ a fàtte aussi suñu frère Ibrahima Niane bi nekk fii ci syndicat bi ci jël ñuy ànd ak moom it ci ànd ci liggéey bi mu bokk ci staff bi ñuy àndal suñu jigéen ñi gis nga leen ñoom it de suñu gannaaw boobu ba léegi ku ci nekk yaa ngi jóg di doxu ko wax rien que pour waajal élection yi pour Brescia ñi nga xamee ni fi lañ dëkk bien que candidat Europe de l'Ouest lañ mais wolof moo wax ni bay ca sa wewu tànk kon loolu résultat bu ñu mën a am ci Europe ak bu ñu mën a am ci Italie bi gën a am significatif mooy bii jóge Brescia kon loolu dafa am importance capitale boo xamee ni ci la ñëpp taxaw di liggéey pour ñu concrétiser ko loolu kon je crois dal na xel te am nañ yaakaar ni ni ko nit ñi jëlee ak ñun ni ñu ko jëlee daje nañ ci ay ponk yu bari yoo xam ne vraiment ça me réconforte aussi encore une fois ci position bi ñu taxaw pour mën a song élection yi yaakaar ni dinañ ko dóor mu daanu ñu am ci ndam bu kenn dul werante incha allah. ndax ñi dëkk ak ñun ak ñi ñuy suivre ci politique xam nañ ni saa su ne ñu ngi ñuy dégg ci casse droit moodu yi maanaam di dem ci manifestation yi di casse suñuy droit comme ni ñuy demee ci suñuy autorité sénégalaise di ñaxtu ci turu askan wi loolu kon bu yàlla dogalee ñu indi député de la diaspora mu doon benn bunt bu ñuy may ñu mën a nekk ñu bëgg a yegg ci à un certain niveau maanaam li ñuy ñaxtu li ñuy wax ñu mën ko yóbbu à un niveau institutionnel mu dem ci cadre législatif nga xam ni tey kàddu askan wi nekk ci diaspora bi war na mën a am bunt ci assemblée nationale mu doon lu officiel kon loolu képp ku mu fekkoon ci xeex boobu nga gis opportunité boobu bu fekkee li nga doon def dëgg la ci yow te yaakaar nga ni am nga matuwaayu war koo mën a défendre loolu position boobu day daal di doon lu automatique maanaam candidature bi day daal di ñëw automatiquement li ci des nag dafa jaar ci ay parti maanaam yàlla moo dogal suñu constitution comme ni ñu ko waxee boo bëggee doon député dafa am ci ponk yooyu taxaw pour mën koo doon di nga jaar ci parti wala coalition wala nga doon candidat libre ñu monter ko nga nekk ci ba jàll bu candidature bi jàllee nag vote moo ci des kon fi mu ne ñun étape bi ñu toll gannaaw bu ñu jàllee parti bi coalition bi ba yegg si à ce niveau li ci des mooy delloo askan wi seen kàddu ndax kat le dernier mot leur revient kon loolu li nga xam ne moo ñu ci jox cawarte moo di lañ fay yóbbu muy expérience lañ fay yóbbu muy xam-xam boo xam ni jàng nañ ko ci immigration Pastef boo xamee ni tey am nañ ko pour trouver des solutions aux problèmes de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur loolu rek doy na bagage léegi nag naka lañ koy tasaare dafa bari ay secteurs bari ay points yoo xamee ni bu la neexee aussi ñu dugg ci développer ko benn par benn comme ni d'accord ni nga ko waxee point bu njëkk bi man li may njëkk a wax ci loo xamee ni programme la mën nañ ko tënk ci benn muy statut sénégalais de l'extérieur parce que lu tax ma ni statut sénégalais de l'extérieur moo di dañu dem ba yëf yi am benn amalgame ci biir xàmmeetuñu homme d'affaires xàmmeetuñu voyagiste xàmmeetuñu ku jóg émigré ji ndax tey bu ñuy wax statut sénégalais de l'extérieur ki jóg takk ay bagaasam dem émigré ji kooku mooy Sénégal de l'extérieur léegi nag naka lañ koy identifier foofu la problème bi rek il faut suñuy autorité seet naka la ñuy institutionnaliser loolu ba nit ki bu nekkee Sénégal de l'extérieur wala muy émigré rek mu xam ni mu ngi ci biir statut maanaam ay critères la ñu war a teg yoo xam ne nit ki dana yëg ni mu ngi ci biir kuréel tey par exemple ku nekk Dakar nekk ci sa business bu la neexee ngay ñëw Italie ay yoon di def sa commerce wala nga nekk sa business mais mënoo yore statut Sénégal de l'extérieur ñu ni benn critère il faut nga am séjour à l'extérieur deuxième critère il faut tey buñ nee Sénégal de l'extérieur ni diaspora nga am droit voter am ca kàddu maanaam sa kàddu day daal di jógee Sénégal ñëw ci biir diaspora bi kon fekk nga ñëw ci biir kër gi muy Sénégal de l'extérieur
ñu dolli ci yeneen i critères yoo xamee ni peut-être day yaatu lool pour ñu mën ci développer bu fekkee statut boobu nag ci biir assemblée dem nañ ba am ko loolu day daal di neex ku ne identifié wu man voyagiste la wala kii businessman la day dem ak a ñëw dootul doon ne koo xamee ni tey mën naa jóg dem Gambie def fa une semaine wàññeeku ñu naa ko Sénégal de l'extérieur déedéet na doon sénégalais boo xamee ni day dund Gambie am na fa droit de vote bu nee diaspora ndax kàddoom day dugg ci diaspora critères yooyu yëpp buñ ko dajalee day répondre ci statut boobu kon boobu statut dafa am importance léegi bu ñu signifier kan mooy Sénégal de l'extérieur ba pare ñu ñëw ci ñaata lañ muy ñu recenser les Sénégal de l'extérieur dans le monde ndax li tax mu doon point bu am importance ci recensement boobu la mbooloo bala ngaa mën a faj seen jàngoro wala bala ngaa mën a identifier seeni problème nga xam ñaata lañ ndax tey mu ngi mel ni ngay ami gan rek wala ngay am xew boo xamul ñaata nit ngay xaar ci xew boobu la dina jafe nga mën leen a sóoraale ci lu mu mën a doon kon bu dee loi bu ñuy jël ci suñu réew wala muy doon ay dispositifs yu ñu war a jël ci suñu réew il faut ñu xam Italie tey par exemple comme ni ñu doon def ci carte d'identité yi boo bëggee bind waa Italie je crois day rafet yow mii gouvernement nga xam ñaata Sénégalais approximativement ñoo nekk Italie pour nga mën a def calcul bi seet naka ngay defee sa calendrier pour mën ñëpp nga satisfaire leen ci inscription yi tey inscription yi def nañ ko mais gis nañ ni presque la moitié des Sénégalais établis en Italie binduwuñu vu chiffre officiel yi ñu am parce que le gouvernement ne maîtrise pas le nombre de Sénégalais yi nekk Italie moo tax mu def programme boo xamee ni xaju ci sinon bu ko xamoon doon na yokk commission yi et cetera kon recensement bi day daal di ñëw ci importance am nga ñëw ci beneen volet bu am importance muy entre ma def ko point 3 muy suñuy relation entre les deux pays ndax luy mën a xew rek mu ngi jóge ci gouvernement jëm ci gouvernement muy lu ñuy wax la commission mixte bi nga xamee ni tey boo ko tënkee dafa doon benn ëmb rek commission bi day ëmb lu bari maanaam pension yi ñuy wax retraité yi ñuy wax accords bilatéraux yi yu ci bari day tënku ci loolu nga xamee ni ñaari pays ñaari réew yi jubóo nañ ci ba mu dox seen diggante mu doon benn pont lay doon boo xamee ni pont d'échange à tous les niveaux à tous les secteurs bu boobaa retraite yi ñuy wax dana saafarawu réintégration doomu Sénégal yi nekk ci biir réew mi dana changé wu parce que day nekk sous contrôle de nos gouvernants seen réinsertion seen retour vers le Sénégal dana am lu ci soppeeku parce que déjà xam nañ main d'œuvre bi nekk en Italie xam nañ seen poids économique seen poids social pour réintégrer leen dans notre société day doon ay pistes yoo xam ne mën nañ ko utiliser pour faciliter boobu retour kon commission mixte boobu dafa am importance nga ñëwaat ci beneen point muy point 4 comme ni ma ko waxee muy le problème des voitures ça revient encore vers notre gouvernement mu doon loo xam ne dafa intéressé parce que askan bi loo gis nit ñi di ko jàmbat rek parce que nit ku ne bu ko xeebal soxlaam nit ku ne bu ko xeebal bésam am na ñoo xam ne tey seen business wala seen yëngu mu ngi ci oto yi bu ñu ko libéraliser woon dana mën a indi koom-koom ci seen i mbir kon point 4 boobu tey boo ko jëlee tey oto yi boo demee dëkk bu mel ni fi ñu amal frontière muy Mali dañ ko libéraliser amul ay at nga dem ay Togo et cetera les plus grands ports yi wër Sénégal da nga fay wàcce oto te amul limite d'âge kon yooyu da doon point bu am importance ci réinsertion sax moodu parce que am na ñu ciy jóge tey di importer ay oto wala ñuy exporter ay oto ba jóge fi ñibbi Sénégal te loolu mu ngi dépendre ci âge yu oto yi ñu war ko libéraliser kon aussi foofu dafa doon point bu am importance ak yeneeni point yoo xamee ni tey mën nañ ko topp di ko développer suivant la vie de nos compatriotes sur le plan social tey boo seetloo ni ñuy ku fi wàññeeku wala ku fi am problème yoo xamee ni yegg na benn niveau bi problème la état am na ci responsabilité parce que lu mu mën a doon rek sénégalais bi fu mu mën a nekk kaaraangeem ak maanaam mbubbam état bi da cee am cër ak sécurité ndax loolu day daal di ñëw directement sur le rôle de nos consulats rôle bi ñu war a jouer ci askan wi rôle bi ñu war a jouer pour couvrir leen sentantal leen di leen seet
loolu beneen point la boo xamee ni mu ngi ciy ñëw maintenant nga ñëw ci beneen point bu am importance boo xamee ni day faciliter notre réinsertion muy point bu am importance ñun ñu boole ko suñu gis-gis suñu programme muy programme économique muy la banque des émigrés tey par exemple à la place du FAISE le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur boo fa tegoon banque gestion bi dina demee neneen parce que ku ne xam na ni gérer des fonds ak gérer une banque y a une différence nit ki boo koy lebal da nga koy lebal ci ay critères parce que xaalis bi ngay génnee banque dafa am lu wér ay kayit yu wér yooyu signé ak garantie yu wér yoo fay teg ba tax ñu mën laa génne seen 100 euros di la ko lebal contrairement ak lii ñu gis FAISE bi niñ koy doxale mu war a doon loo xam ne ay fonds la yoo xam ne day dem sax ba ca biir mën nañ wax ni dañ koy politiser parce que ki ko jëkk a génne di ko financer wala orientation yi ñu ko teg day daal di indi ay problème politique parce que kan moo ci am droit contrairement à la banque moom ñëpp dañ ciy gis seen bopp ndax mooy banque bi ne France ak bi ne Italie ak bi ne Sénégal ñoo yem boo ci soxlaa dina am loo xamee ni moom ngay def kayit yooyu signé garantie yooyu joxe pour ñu mën la faciliter sa prêt mais nag bu dee boo xamee ni dañ ko monter uniquement pour les Sénégalais de l'extérieur tey boo indee projet jusqu'à 100 millions de francs CFA banque boobu dafa am nu muy taxawee ci accompagner la vers la réinsertion maanaam étude projet bi ni ñuy démarrer projet bi ak suivi projet bi loolu émigré bu ñu ko defal déjà parce que gis nañ suñu mbokk yu bari dañuy am xaalis dem investir mais suivi ba du am solo sécurité ba investissement ba war a am du ko am ba tax na bu toogaatee 1 an 2 ans doo xalaat leneen lu dul yenn ay bagages am dellu si loolu du yombal réinsertion ci biir Sénégal mais bu dee banque bi dañ ko spécifier muy banque des émigrés circuit yooyu yëpp dañ ko ciy bàyyi xel bala ñu laa jox seen xaalis ba tax na bu ñu lay financer dina am ci critères yu ñu koy teg am accompagnement bu ñu la ameel ak sécurité bu ñu war a def ci investissement bi ba dañ lay garantir une réussite au moins à 70% bu ko defee loolu di nga am ci base yu wér yooyu taxaw pour mën a garantir ni doomu Sénégal yi nekk bitim réew bëgg a retourner am nañ bunt au moins buñ mën a jaar ku ci am 10 mën ngaa am fitu def un projet de 30 ku ci am 30 mën nga am fitu def un projet de 90 loolu dafa doon ay bunt yoo xam ni ay pàcc yoo xam ni vraiment ñun gànnaayoon nañ ko te buñ ci duggee ba ci biir par rapport à nos gouvernants naka la ñuy jëlee Sénégal de l'extérieur naka lañ leen di traiter suñuy rapport avec les ministères suñuy rapport avec les institutions yi nga xam ne ñoo nekk à l'extérieur muy ambassade muy consulat dina am rôle buñ ci jouer boo xamee ni day faciliter ba ku ci nekk di gis sa bopp ci fonctionnement état beneen affaire bu am solo aussi boo xamee ni man dama ko dugal ci priorité yi mu bokk ci bu Italie mu di la loi Bossi-Fini pardon waaw tey ñu ñëw un autre problème bu posé wu en Italie muy la loi Bossi-Fini doon une loi raciste boo xamee ni amul benn humanité italiens yi di ko doxal mu posé ñu ay problème tey majeure partie des Sénégalais yi ñuy expulsé c'est à cause de la loi Bossi-Fini bu ñuy appliqué jusqu'à présent dans un pays bu ñuy wax c'est un pays humaniste la dans un pays où ngay dégg ñuy waxi ouverture waxi intégration alors que la loi Bossi-Fini est là ñu jël les émigrés di leen utiliser comme des limons yoo xam ne dañ lay pàccal ba nga jeex ñu sànni la ci poubelle bi kan moo waroon a jëkk a def opposition sur la loi Bossi-Fini ce sont nos états les états de l'Afrique ñoo waroon tey parce que mag mun ci bés ba sa retraite jeex ñu pressé la comme limon rejeter le vers ta société boo demee ci suñu hôpitaux yi ngay fajoo boo demee ci suñu service yi ngay dem pour réintégrer te loolu état moo ko fa teg alors que ba ñuy liggéey am doole di contribuer ci ak seen xaalis contribution yooyu mu ngi des biir Italie te loolu ba tey may wax ak yow loi boobu mu ngi taxaw naka la ñu fas yéene ñun jëlee initiative tey pour xeex la loi Bossi-Fini mooy tey la diaspora aura au minimum 15 députés 15 députés c'est un groupe parlementaire tey
nañ dem attaquer ji le parlement de la CEDEAO nañ dem jël le parlement de la CEDEAO dem dénoncer l'Italie au niveau du parlement européen tegal leen ay critères tegal leen ay kayit wax ou démontrer comment cette loi est raciste et inhumaine yooyu yëpp ce sont des dossiers yoo xam ne xaj na boo ko tegee ci table ji tey ci monde bii ñu nekk di 2017 nga xam ne tey àdduna bi bu ñuy wax globalisation bu ñuy wax ouverture yëpp ñu di ko wax tey y a des pays bu ñu mën a dugal ci biir communauté européenne ñuy appliquer des lois pareilles te kenn du ci wax loolu c'est un point très important boo xamee ni tey sénégalais yi ñuy expulsé ñuy dellu Sénégal sans droit sans dara du leen topp même liñ fi versé woon dañ koy perte wala mu seey ñooñu il faut quand même ñu jóg ci seen dossier il faut quand même ñu génne leen ci métit boobu ñu nekk toroxtaange boobu ñu nekk pour seeni droit ñu fekk leen fa c'est valable aussi pour ñiy faatu léeg-léeg di nga liggéey fii ba am benn certain benn année benn âge bi wala mu am accident wala mu am ay détails da ngay dugg fii ñu tegal la problème boo xam ne pour problème de procédure rek wala nga juum ci procédure rek yow ñu sànq sa famille yëpp ba kenn du ci jot pension loolu c'est des dossiers yoo xam ne ni comme ci assemblée la jaaroon bu Italie yow tey assemblée boo taxawee bu Sénégal même bu fekkee Sénégal daf ci sentir benn faiblesse bi parce que les liens yi nekk entre un pays développé avec un pays sous-développé ku ne xam na ko impérialisme kese la bu ko defee yow boobu da nga koy jël def ko un combat pour espérer au moins que ni boo ko yóbboo fa nga ko war a yóbbu avec des manifestations qui l'accompagnent da nga ci gis bunt boo xamee ni yàlla mën naa saafara yooyu yëpp kon yooyu yëpp c'est des points yoo xamee ni au fil du temps au fil nga intégrer la société wala nga intégrer ay assemblée nationale mu wër la ne nag yaa ngi ci institution bu wër bu dëggu bu la neexee sa kàddu mën naa percer buntu yooyu yëpp bien que c'est des portes fermées mais da nga koy percer jàll te faire sentir pour trouver des solutions aux problèmes du Sénégal de l'extérieur ñun je crois que loolu la ñu gànnaayoo ak yeneen ci plusieurs secteurs mën nañu toog fii di ko détailler à plus ak heures yu bari mais je crois que piste yooyu ma joxe rek déjà ça suffit quand même pour am espoir que ni y aura un changement demain message bi ñuy lancer population yi Sénégalais yi rek moo di fi mu ne dañu toll ci moment boo xamee ni dañoo delloo suñu kàddu askan bi nit ku ne sa carte nga am sa kàddu nga am pour nga voter il faut nga am sa carte pour nga voter il faut nga seet koo wóolu koo doyloo nga voteel ko loolu c'est très important tey ñii nga xamee ni ñoo fi nekk di ay autorité muy Macky Sall ak bandam ak ñi mu fi teg ñëpp nañu éviter jox leen ay vote parce que loolu mooy delloo suñu réew ci dictature delloo suñu réew ci monopole de gestion de notre pays Sénégal bañ fa dalee wote yàgg na démocratie buñ koy wax Sénégal yàgg na kon tey yegg nañ ci benn point boo xamee ni tey cohabitation Sénégal da ko war a seet xam naka lay fonctionner ak yan retombées la amee ci réew mi buñ ne cohabitation nag c'est voter pour l'opposition voter pour la coalition gagnante Wattu Sénégal ñu am majorité à l'Assemblée mën a contrôler le travail du gouvernement loolu bu ñu ko waxee aussi c'est valable pour la diaspora bu ñu wotee les députés de l'opposition dans la diaspora moo di tey ñoom mën nañoo yor seeni consul ak seeni ambassade mais ñun mën nañoo yor le pouvoir législatif pour contrôler à bon fin la nga xamee ni moom la ñuy liggéey en tout respect parce que li war a am ci réew mooy trois pouvoirs yooyu malheureusement beneen bi ñun mënuñu ko am parce que ñu ngi ci biti réew muy le pouvoir judiciaire mais le pouvoir exécutif qui sont les ambassades et les consuls mën nañ ko bàyyee Macky Sall muy nommer ku ko neex mais le pouvoir législatif bi nga xamee ni tey moom ci lañ jëm pour voter nañ ñu voteel ñu taxaw mën a jàkkaarloo ak ñoom pour la bonne conduite des affaires de notre pays ndax kat bu ñuy wax démocratie loolu mooy base u démocratie bu wér ndax loolu buñ ca yeggee muy cohabitation dinañ gis ni gestion Sénégal dana soppeeku lu bari ci réew ma dana soppeeku na muy soppeekoo Sénégal noonu lay soppeekoo ci diaspora bi aussi incha allah kon ñuy woo ñëpp ñu ñëw voter ñu le 30 incha allah bañ a joatle fiche yi muy fiche yu
de la coalition gagnante Wattu Sénégal te maître Abdoulaye Wade ne ca bopp ba ñun ñu doon ci candidat pour l'Europe du Sud ak suñu jigéen Mame Diarra Fam ak notre frère de l'Espagne qui est Mor Kane kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier de votre confiance renouvelée di ñaan suñu borom mu defal ñu jàmm defal ñu ndam. bismillahi rahmaani rahim barki borom Touba sant yàlla bu baax nag julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di nuyu mboolem ñi ma toogal di commencer par l'honorable Nangu Seck ak waa coalition bi yëpp di nuyu waa quartier général bi ak ki nga xam ne moo ñuy dalal ci quartier général bi muy sëñ Bàcci Baari waaw waxtaan bi de xam naa danañ ci mën a sànni quelques kàddu ndax fi honorable daaneele rek foofu la ñuy tàmbalee ndax ñun immigration bi rek moo ñu ñor ndax dañoo yàgg ci àll bi te àll bi ñu yàgg booy seet ci jigéen ñi dama koy faral di wax naan bojj rek lañ fi deful te dañoo gisul dàgga xam naa maasu sufi gi duñu xam luy bojj de dugub lañ koy def pepp boo ko bayee ba mu nekk ci xetax bi ba jigéen ñi war koo togg warte ko ci góor ñi dagge ko ci tool yi indi ko def ko ci sàqan ba mu wow jigéen ñee koy taqale xetax bi ak pepp bi ba pepp bi mën a dem ne kii bi mën a dem ne gattax bi mën a dem ne d'habitude suñu yaay gattax bi lañ daan xam betaal yi ci togg kon ñun bojj rek lañ deful fii te dañoo gisul dàgg suñ ko gisoon danañ bojj boole ceeg bu ñuy seet Sénégal dem ci gannaaw suñu góor ñi maasug ñoom nango gi moom sax xëy na bokk ci ndax moom comme ancien policier rajo la mais suñu nijaay yi ak suñu mag yu góor yi fi jiitu woon ñooñu convention structurelle bi Abdou Diouf gouverner Sénégal mu metti trop moo leen dàqoon boobu boo duggee Kajoor Bawol Siin Saalum fépp doo gis sax góor doo gis waxambaane di nga gis góor mais doo gis waxambaane ay màggat rek ngay gis ñooñu loolu moo tax mënuñu woon réaliser ñooñu dañu jàppoon ci liñ naan kenu mbaar dañu jàppoon ci kër ga muy ci Sénégal tukki si lu ñu am ñu def ko Sénégal lu ñu am ñu dimbalee ko seeni mbokk ñooñu fi mu nekk nii seen relève mooy xale yi màgg nii ñëw war leen jël loolu sama ñaari frère yi sama wet ci lañ bokk loolu nag métti na métti goo xam ne dafa am lu koy téye boo demee ci Maroc gii rek seeni convention ci commission mixte bi seen réew yi signé nañu ko suñu fi retraité seen retraite da leen di fekk Sénégal ak Maroc nga ñu dëkk Costa d'Ivoire yooyu Ghana ñëpp mais ñun pour ñu toog état continuité la bi fi le président Abdoulaye Wade di gouverner ñu dox ko ba commission bi war di toog chaque année ñii nag bi ñu ñëwee lépp dañ ko balaye état continuité la donc am na loo xam ne ñun en tant que émigré ñun ñoo war a xam ñun ñooy ñan ñun ñoo war a xam lan la ñuy def ñun ñoo war a xam parce que niñ naan saat du wat boppam waaye nit it mënu laa faj te xamul sa jàngoro docteur boo dem di nga ko wax sa jàngoro kon mënoo toog Sénégal ñu nekk fii nga di ñu représenté impossible loolu noonu la tudd ñi ñuy tànn tey ñuy 15 jëm ci assemblée nationale ba ñun dañ ne man dama leen di ñaax dama leen di wax ne leen li ñu doon seetaan assemblée ñoom ñii ñoo ko mën a soppi parce que li ñu seetaan assemblée bii passé législative bii passé metti na ci xolu képp koo xam ne contribuable nga wala nga bokk ci peuple bi faloon leen donc kóolute gi ñu am ñoom ñi ba di leen fal di leen wooteel di leen dàqee di ci sonn ñoom ñëpp nag yàlla nañ ko mérité suñ ci eggee ba ñu mën a changer législation bi nekk assemblée nationale parce que nul na trop le niveau est trop bas te xaaruñu loolu ci ñoom ñun suñu doom yi dañu war a jàngi am ay bourse comme ñëpp ñun ci suñu bopp dañoo am droit de réinsertion de retour bu ñu war a demee jigéen ñi dañu am ay agression conjugale yoo xam ne mënuñu ko sax wax naka jigéen ñi c'est réciproque naka góor ñi donc loolu dafa am loo xam ne buñ la falee dina ñaan nga dem egg fa ak jàmm dafa am lu la fal lu tax ngay jot sa salaire bi dafa am luñ la fale
lu tax ngay dawal oto ñee toog dafa am lu ñu la fale luy tax yow ñu lay jox ay bon essence ñeneen ñi toog ñi ñuy xeexal nii pour ñu may leen carte yi ñun ñooñu la ñu war a waxal ba bu ëllëgee ñu bañ a fàtte li ñu leen di wax soxna su fi daal li ñu leen yëkkati en grosso modo daal loolu laa amoon lu ma ci dolli te nag ñu fàttaliku ne ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk Sénégal rek la ñuy xëccoo waxante lu ñaaw ak jëf ju ñaaw ji ak defin yu ñaaw yi ak waxante yu ñaaw yi dara jaru ko fi parce que man mii du ma fekk waa pouvoir bi ci seen kër yi wax leen dara du waa pouvoir bi duñ ma fekk ci sama biir kër wax ma dara dañuy tees ci terrain wu Sénégal te Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk buñ ko doon pàccoo ku ne day jël laf nañ ko rafetal mu rafet moo gën mu ñaaw wasalaam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaare di leen balu àq di leen bal àq di ñaan yàlla mu boole ñu jégal tey ñu ngi fii ci quartier général loo xamee ni wax dëgg yàlla Brescia moo fi delluwaat di wane boppam di wane bëgg-bëggam di wane fulla ak fayda bi nga xamee ni am na ko ci lépp loo xamee ni dugg na ci mu bañ ci dugg ak cof waaye mu dugg ci ak dem ba jeex moo tax bi nga xamee ni coalition bi taxaw na ñu jël fii bërëb bi bon def ko quartier général di fi daje yàlla nag def depuis le 9 ba nëga ni chaque jour ñu ngi fiy daje fii la ñuy déparé di def porte à porte yàlla def le 9 bii weesu ñu def ko ci dem kër Serigne Touba ga ubbee fa li nga xam ne mooy campagne bi sàkku fa ay ñaan waaye jóge faat dem ci kër yi fa diine yëpp sàkku fa ay ñaan le 10 ñu commencé porte à porte bi dem fu baree bari ci Brescia wax dëgg yàlla ànd ci ak ñi nga xam ne ay responsable ci wattu bi ku ci mel ni Pape Sène Ibrahima Niane ak ñi nga xam ni ñooy soxna yi jigéen ñi bañ a fàtte kenn wax dëgg yàlla Assou Babou ak mère Oumy Sène ak ñeneen ñi chaque jour ñu ngi ànd ak ñoom à partir de 7 heures di def porte à porte ba minuit moo tax fi mu nekk nii wax dëgg yàlla tey ñu jëloon journée bi méta journée bi def ci waxtaan ak ñi nga xam ni mooy presse bi mooy wane ñi nga xam ni moom lañ jotee liggéey mais indi tuuti ci benn programme boo xamee ni notre candidat liggéey na ko mi ngi ciy liggéey waroon ko wan askan bi loolu daal mooy li nga xamee ni wax dëgg yàlla moo ñu fi dajale tey di lancer benn message nag mais duñ ko yemaleet ci fi nga xam ni mooy Brescia yëpp parce que ku nekk xam ne ni Europe du Sud lañ wax ci it wax dëgg yàlla ku gagné Italie te yàlla def nga perte feneen nit mën naa sooxe kon dañuy lancer benn appel ci Europe du Sud bi yëpp gars yi ju xam li nga xam ni moom lañ bëgg li nu bëgg moo di réew mi toll na foo xamee ni ñun ñoo ko war a soppil suñu bopp sopp gi nag mi ngi njëkk ci xam li nga bëgg nag moo di li fi nekk nii cam leer na ni jagul baaxul nga xool noo ko fi jële bi nag dafa am ay pàcc ba ci njëkk mooy ñu dem jëli ji suñuy carte kenn ku nekk xam na ni carte yi ni ngi koy joxe ñu ngi lancé appel bi jox le 23 fii ci Brescia incha allah dinañ joxe di des ci carte bi mais ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi feneen ci yeneen bërëb bi nun mobiliser wu dem jëli seen i carte buñ jëlee seen carte ba noppi ñuy teel a jug le 30 incha allahu rabi ginnaaw buñ defaree liste yi nga xamee ni ñooy liste mandataires yi ak ñu war a nekk ci bureau yi ba joxe ko ba noppi ñu teel a jug yor seen carte dem voté ji waaye duñu voté rek dem ñibbi bon voté responsable yi nañ fa toog sécuriser vote bi sécuriser vote nag boo ko déggee moo di taxaw xool li nga xamee ni moo war a am ca bis ba yépp ba kenn du ci def loo xam du noonu ban bind procès verbal ba jël procès verbaux yi dugal ko ci li nga xam ni mooy enveloppe yi ba siire ko jox ko ki nga xam ni mooy Sénat ngeen tàggatoo ci jàmm dafay am nag lu may lancé moo di rawatina fii ci Brescia ñu ngi wax ni am nañ ay écho yu mag a mag ni ay sabotage dina am ci jouru vote ba am nañ ko ñoom ñi ngi liggéey ci loolu mais ñi ngi lancé appel di leen wax ni incha allah duñ leen tontu duñu xuloo duñu xeex déjà ñu ngi commencé ay vidéo yu ñaaw yoo xamee ni ñu ngi koy wax mais duñ ci tontu
li ñuy wax rek mooy képp koo xamee ni li ngay wax mi ngi ci yow incha allah le 31 ñu ngi ñu fekk fii ci Brescia ñu defante mais fii ba le 30 incha allah rabbi ci liggéeyal askan bi la ñuy nekk liggéeyal askan bi nag moo di mobiliser leen ñu dem wax dëgg yàlla voté ji sécuriser seen vote ba incha allah rabbi le 30 ñu xam ni am na ndam fii ci Europe waaye am na ndam au niveau international loolu mooy xeex bi fi nekk. ginnaaw loolu nag bu weesoo ñun à Brescia xamante nañ kenn ku nekk boo dajee sa morom xam nga ni nga koy nuyoo xam nga ni mu lay fayee loolu beneen affaire la mais daal wax lu ñaaw baaxul rafetul te it wax dëgg yàlla ñun rafetlu wuñ ko kenn ku tekk nag la ngay wax xëy na yaa ko xam ak na nga koy defee mais ñun daal en tant que coalition Wattu bi duñu wax lu ñaaw duñ ko def ndax donnuñu ko nàmpuñu ko ci politique te xamuñu ko kon ñu ngi gàttal foofu di leen sant nag bu baax a baax yéen ñi nga xamee ni yéenay waa A2I Sophie ak Augustin ñu ngi leen di sant bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen liggéey te jëmale ko ci parti yëpp ak coalition yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu jox nag sunu grand ki nga xam ni mooy Pape Sène moom it bokk ci coalition bi ci liggéey bu rafet jërëjëf sëñ Pape. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax auzu billahi mina shaytaani rajim di ziar sunu wasila di seexul xadim di ñaan yàlla lépp luñ fi wax nit ñi am si njëriñ di baalu wax képp koo xam ne xam nga ma di baalu wax képp koo xam ne xam nga ma aussi bon man fi may ñëwee rek mooy fi honorable tëjee parce que fii dafa nekk dëkk boo xam ne Brescia ñun suma genre yi nga xam ne yàlla dafa leen natt fii lañ teg seen sac te mosuñu dem beneen dëkk mosuñu am feneen résidence pour fii te Brescia lañ fi mas a xam muy affaire daayira muy affaire association muy lu mu mun di doon rek Brescia mosu ci jël deuxième mosul ne man ba ma fi nekkee ba léegi mais dafa am lu mu wax léegi loo xam ne man dama bokk ci loolu lu mun ko dëggal parce que nit ki tamit li nga dund yow yaa ko mun a dëggal parce que man def naa Sénégal presque 8 ans wala 10 ans yoo xam ne am na jamono ku ma waxoon da nga dellu si waat Italie ma lu dëgg ñu bëri xam nañ ko ku ma gis ci télé bi dana ko wax te yaakaar naa ne je ne suis pas le seul te li ko waral mooy li nangoo wax parce que nit ki bu yoroon ay milliards aussi te encadré woo ko mais quand même milliards booy def chaque jour nga génne ci million mais day jeex donc ñun dañu am lu bëri luñ soxla et puis comme li ko Astou Babou waxee am na ñoo xam ne dañoo tëb rek xam ne Afrique doxatul ñu daw ñëw fii mais dëkk bi dafa am yoo xam ne tey ñu war a xool bañ a xool ay Macky Sall bañ a xool Ablaye Wade bañ a parce que affaire député diaspora dafa nekk lu am solo pour ñun man nango mi tey jóguma topp si kawam parce que ñun ñëpp xamante nañ fii comme ni ko suma jeune frère waxee yaakaar naa ne nango tey amul lu ma mun a defal pour may bàyyi di jël suma essence topp si kawam di daw c'est parce que dama gis démb ba muy métti mu jóg amal ma njëriñ amal njëriñ nit ñi moo tax ma topp si gannaaw te d'abord li gën a am solo dañoo bëgg a gagner Espagne gagner Portugal gagner Italie mais li gën a am solo mooy fi mu dëkk moom di Brescia nga xam ne tey benn député lañ am ñun tey muy moom liste yëpp amul benn liste boo xam ne am na ku ci jógee Brescia man li ma gën a motiver d'abord loolu benn la deuxièmement moom ci boppam parce que dund nañ fi lu yàgg mag moom muy daayira muy association muy lu nekk su ma gisoon ci moom loo xam ne du moom du ma topp si gannaawam xamante nañ bu baax parce que fii c'est pas comme le Sénégal où dañ lay may oto wala ñu may la lii wala ñu may la ñun fii kenn namu fi dara macha allah ñu ngi sant yàlla bi ci gën a métti bi may ñëwaatee aussi que président def na ko ci programme sax mais waxuñ ko mooy double nationalité am na yoo xam ne yabel la man tey sama doom tey suba mënul dem ëllëg war a daaji kàddu Sénégal parce que il est né en Italie il a nationalité italien yooyu yëpp yu ñu war a xeex la xam yoo xam ne ñun ñoo ko war a xeexal suñu bopp waaw tey bu ñu toogee ba tey yow mënoo jóg tey dem consulat rek la fa li nga fa bëgg a dem ñëw mais su ñun la il faut ñu am ay nit ñoo xam ne consul bi dafay nekk ak li mu moom état bee ko fa teg mais ñu am ñoo xam ne ñun tamit bu ñu jàqee dem si ñoom parce que man nangu tey bu demoon tey suba bu kali dootoo dégg ma koy woo téléphone mais xam naa fa ma koy fekk et puis yàggul 5 ans 2 ans la sooy woote del wooteel koo xam politique dafa xewi léegi ay wax di saaga ay wax di kii yooyu amatul comme ni ko Mor waxee ñun ku ñëw di rajaxe wala dara suñu yoon ñun li ñu amal solo mooy ñu ngi ñaan yàlla ñëpp ñi nekk Brescia nañ jëli seen carte d'identité le 23 s'il vous plaît képp ku jotagul na ñëw fii rang mu jaral ko ba minuit 1 heure mu jël carte d'identité dem jour vote bi ngeen télé yow dem vote ji
ni ñu koy sécuriser ñun danañ ko def ak suñu façon duñ ci xeex duñ ci xeex parce que fii on se connaît fii kenn ku ne xam na kuy kii wax nag kum ne nga def ko micro yomb na te la yomb na donc vraiment maa ngi ñaan ñëpp di soññ waa Italie d'abord njëkkee ko ci Brescia te nag di leen sant di leen gërëm ndax am na kër yoo xam ne ñun dañ fay dugg rek ñu ne ñu jaru ko dem leen feneen mais ñun bu leen ñu wax campagne ñun mu neex mu naqari nangol la ñuy wooteel am na sax ñoo xam ne du ma leen tudd ci yeneen coalition lañ bokk mais dañ nañu carrément ñun duñ nekk Brescia di wooteel keneen bokk nañ feneen nag faraluñ seen coalition mais ñun Brescia moo ñeen tes ndax fi dañuy dundee fi la suñu jaboot nekk kon ñu ngi gërëm waa Brescia yëpp ñi ñu jot a ñëw ak ñi ñu jotagul a ñëw ak ñi ñu yónnee message ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm leen sax quartier général bi tamit ñuy gërëm suñu xarit suñu mbokku taalibe bi nga xam ne ba mu déggee ñuy yëngu def nañu bëggatuma dara fii lu leen neex def leen fi waaw parce que man Brescia moo ma intéressé ñu gis nañ ne yéen Brescia moo leen tax a jóg kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm suñu jigéen ñi nag ñi nga xam ne vraiment ñaar rek laa ciy wax parce que su ma waxee ñaar ñëpp lañ ciy bokk muy soxna Oumy Sène ma sœur Astou parce que ku nekk am na lu muy présenté ci ñooñu ak suñu jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo toog fii suñu rakk yi nga xam ne ñu ngi liggéey bu rafet bu loolu weesoo yéen ñi nga xam ne tey da ngeen a bàyyi seen jot ca seen kilifa ba ci gën a tuuti ñu ngi leen di gërëm parce que ñëw leen ci ñun dong te rafetlu lañ seen liggéey am na télé yu bëri yi ñuy jox seen i micro mais ñun waxuñu parce que ñun li ñuy def soxlawuñ publicité parce que fii on se connaît li ñu amal solo ñun mooy nit ñi tey nango li doon naqari tey ñu ne nango la dëkk bi nga dégg ñëpp di saaga wala di xaste wala di wax n'importe quoi mais keroog ba turam génnee ba léegi ñun ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax fu ñu dem ah lañ ñuy wax rek daf ñuy motiver bu loolu weesoo tamit dafa am benn affaire boo dafa ma ñor trop mu ci Italie te yéen ñi bëgg naa ngeen wax ci muy yéen journaliste muy affaire association ak affaire daayira ci la gars yi di jaaree di takk suñu baat di ñu créer ay problèmes yu dul jeex parce que benn bu ne dafa am statut bu mu am mais c'est les mêmes personnes nangu bu samedi mooy dem daayira bu samedi mooy dem association mais ku nekk nañ ko jox li mu moom mais da ngay toog léeg-léeg ñu ne ah bon lii affaire sëñ bi la duñ ko mën a wax yenn yi buñ demee ci association man du ma dem ci association parce que dañuy baal wala dañuy laal nañ xool statut sénégalais bi d'abord lan moo gën a métti sénégalais dee fi ñu jël mbuus di dugg ci kër yi di téléphone ay mbokkam te xam ngeen ku dee Sénégal dëj bi bis ba mu dee lay commencé ba ñu koy indi kon loolu lu ma métti la man li ma gën a métti ci loolu ci àdduna mooy loolu yeneen xeet yi doo gis mukk seen mbokku dee fii ñu di ko jël di ko wëral mais ñun sénégalais yi c'est rare nga gis ku dee rek gars yi dem banque génne taggal ko mu dem donc affaire yu nañ leen ci jéem a gën a waxtaan te xam ne tey diaspora bi ñu indi tey yàllaa ñu ko indil dem bay am suñu député boo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp loolu yàlla moo ko indil émigré yi kon vraiment maa ngi leen di sant leen gërëm di jégalu ci kàddu gu dëgër gi mais vraiment ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaanal yàlla aussi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk Brescia ñu boole ci fulla ak fayda ak waa Italie waa Portugal waa Espagne waa Italie yëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen wooteel ñu coalition gagnante wattu kooku ñu te tête de liste bi nekk Ablaye Wade ngeen xam ne loolu mooy sunu tête mooy sunu liste ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen teel a jóg teel a def lépp nga xam ne balaa 6 heures 5 heures ñu xam lépp nu mu demee ñu ngi leen di gërëm leen sant dañuy jox kàddu gi nag suma jeune frère Moustapha Seck mu wax leen moom tamit lim ci bëgg a wax merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm naa si prima dama koy corriger du ma rakam magam la dafa jum ci wax ji ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sant Sëriñ Tuubaa si Abdou Khadim Mbacké suñu yaakaar tey ëllëg man fi may waxee damay commencer ci di ñaanal suñu leader yi ñi nga xam ñoo jiitu ñu commencé ko si Abdoulaye Wade ak suma leader président Pape Diop ak coalition bi ñi nga xam ñoom lañu àndal li tax ma leen di ñaanal gudd fan ak wér ak tal Abdoulaye Wade dafa ñëwoon jël réew mi teg ko ci yoon bu baax teg ko ci raay bi ba mu bëgg a dem benn heure bu ndaw bi mu def bi mu juum rek mooy mu kere benn waaye boo xam ne tekkiwul dara ñu koy wax certain Macky Sall boobu erreur boobu la def jox ko yoon bi mu wàccee saxaar gi ci raay bi léegi nag mu retourné waat woowaat ñi nga xam ne ñu ànd bëgg Sénégal neen mu ñëw taxawaat ne pour ñu récupérer waat train bi tegaat ko train pour Sénégal dem kon ma wax ni kon ñooñu il faut ñu ñaanal leen pour ñu am gudd fan ak wér ak tal ba yàlla àggale seen yéen bi nga xam ne moom la ñu am mais ñi nga xam ñoo lañu ànd ak man pour man ñoo bëgg Sénégal ku bëgg Sénégal ñooñu nga àndal ku bëggul Sénégal nag da ngay ànd ak ñeneen ñi nga xam ne bëgguñu Sénégal muy Macky Sall ak ñi mu àndal
ñooñu laa xam ne bëgguñu Sénégal léegi moo tax may woo képp koo xam ne bëgg nga Sénégal nga bëgg Sénégal nga retirer sa carte bu jour ba le 30 nga dem votel coalition gagnante Wattu Sénégal bi nga xam ne président Abdoulaye Wade moo ko jiite man appel boobu laa parce que yeneen aspect technique nga xam ne moo ci nekk yooyu nangoo ay ñoom Mor Diakhoumpa ay ak Assou Babou ñooñu yëpp gars yi wax nañ ko man ci affaire boobu ci appel boobu laay wax quoi pour woo gars yi pour ñu woote pour ñu jël récupérer suñu Sénégal bi nga xam ñoo ko moomoon ñu tegaat ko ci raay bi comme ça Sénégal dem ci kanam quoi man du ma guddal foofu la ma ko gàttal foofu laa yem quoi kon ma passe suma frère Arona comme ça mu àggalee wax. waaw bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum wa rahmatullah man la Arona Diouf responsable communication section PDS bu Brescia ak coordonnateur ASCAW fii ci Brescia donc di leen remercier ci seen teewaay wax dëgg yàlla di remercier aussi ñi fi teew Mor Diakhoumpa président section bi Nango Seck bi nga xam ne moom mooy candidat wu coalition bi donc ñun su ma tàmbalee ci Brescia rek wax dëgg yàlla Nango dañ koy wax fu ñu dem di def porte à porte dañ koy wax génnal Brescia demal seeti feneen ndax fii mokk na rumbax donc li tax mu mokk rumbax moom moo ko fi liggéey démb tey door a ñëw donc mbégte biñ si àndal buñ koy wax sax yéen mënu leen imaginer naka la doon donc Nango ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant wax dëgg yàlla ba nga représenté Brescia ak province bi yëpp donc di ñaan yàlla aussi comme ni ñi mujj wax niñ ko waxee retrait carte yi nit ñi dem retirer ji seen carte donc bu ñu retirer seen carte si la ñuy xam ni lépp dëgg la surtout fii ci dëkk bi ñu dëkk muy Brescia ak li ko wër mais Europe du Sud bi yëpp la ñuy wax nag ñu voté pour coalition bi mën a coalition gagnante Wattu bi mën a dem assemblée ba li nga xam ni moom mooy sunu tawat ñu mën ko saafaraal donc parce que gis nañ ni le président Macky Sall biñ ko falee ba léegi li fi nekk si ay jafe-jafe ci réew mi donc du ñu dugg si détails yi sax parce que accident yi nit ñiy faatu yi ba bërki démb rek la ñu dégg stade Demba Diop li fa xew si insécurité donc franchement parler li ñuy ñaax man li may ñaax jeunes yi nga xam ni saa bu ma génnee ñoom laay waxal donc moom laa leen di wax mooy que ni dem leen ngeen retirer seen carte parce que l' avenir nous jugera donc avenir bi nga xam ne ñun foofu la ñuy préparation boobu la ñu am mooy élection présidentielle yi ñëw mais comme yàlla dafa dogal ñu tombe ci li nga xam ne mooy élection législative yi donc foofu la lépp di feeñee incha allahu rabbi donc lii nekk ci insécurité ci dëkk bi daal wax dëgg yàlla pour ñu jëlee ko fi mooy ñu votel ñi nga xam ne ñooy sunu candidat yi donc ñi ngi gërëm Nango Seck di gërëm ñi fi teew nii ñëpp sunu yaay Assou Babou ak sunu yaay Oumy Sène ñi ngi leen di gërëm ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay ak Ibrahima Niane donc ñu dem jële ji sunu carte rek wax dëgg yàlla xam ni bu bis baa la ñuy xam ni lépp dëgg la si kàttanu yàlla donc maa ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla. asalaamaaleykum waa A2I maa ngi leen di nuyu bu baax a baax kenn ku nekk ci turam ak santam di rafetlu seen jotaay fii ci quartier général ànd koog suñu candidat muy l'honorable Nango Seck ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey rafetlu liggéey bi di xaar nag gën a dugg ci développement bi pour gën a wane suñu candidat ndax kii nag ku candidat bu jara wane la koo xam ne kii amul kenn koo xam ne kii umpale nga ko ci Brescia ak Italie gépp dama yaakaar ndax nit la koo xam ne ba mu wàccee ci Italie ba tey bokk na ci politique gu Abdoulaye Wade bi mu pare it ànd na ak ñi nga xam ne ñoo fi diritti per tutto ak droit de l'homme yi nga xam ne ñooy xeexal immigré yi di liggéey ci immigré yi lu rafet a rafet a rafet ndax dara gënte rafet nag liggéey ci moodu yi lu raw këyit ak sa droit lépp loo xam ne lii moo lay tax nga mën a am li la tax a guddee àll ci lay xëy ci lay gont kon tey jii buñ ko choisir parmi tant d'autres dina nekk lu nu neex trop trop et yaakaar naa ne am ngeen ay jotaay yu bari ak moom xam ngeen ne kii tête la boo xam ne bu ñu ko yóbboo assemblée yàlla mën nañu faa suturaal bu baax a baax mu défendre les causes des immigrés kon nag suñu Valentino mi ngi nii suñu bulletin na ko nit ñi xàmmee bu baax a baax a baax bulletin bu jaune la ñu bind ci coalition gagnante Wattu Sénégal ku ci nekk mooy l'homme du Sénégal ki nga xam ne ba muy ayee lépp neex na muy maître Abdoulaye Wade yaakaar naa ne nag mos naa ko mu neex bàyyi naa ko kenn mosu ko gis
te tey jii bi nga xamee ne jóge na Sénégal ba dellu si fa ku nekk gis na Hizbut bi ko topp ku nekk gis na mbooloo mi ko topp maam dañoo rëccu kon nag ku rëccu xam nga li nga war a def mooy fexewaat ba redresser Sénégal dëgg la dañuy wax nit waaye du problème mu nit tey problème mu Sénégal gu diig la parce que Sénégal actuellement moo soxla ñu relever ko ndax nag jóge woon nañu ci buumu njaam tey jii delluwaat nañ ci buumu njaam kon loolu lu jara diagnostiqué la beneen bi ci topp mooy tey jii la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul waxoon dafa egsi mooy jamono ngi ñëw boo xam ne bii lépp lu waaye doon ut ci àddina di nga ko utsee Sénégal muy nag benn doomu Sénégal dootu jógee ci Sénégal di immigré ji tey jii nag richesse yooyu yëpp tey dañoo gis gouvernement bi fi nekk accaparé ko jël ko jox ko tubaab yi kon lan la ñu taxaw fi mu nekk ci bunte boo xam ne dellu ci buntu njàmm kon nag doomu sénégalais bu nekk dafa war a jóg taxaw surtout nunu yaay yi nag ndax lu tax yaay yi war a jóg mooy sunu doom yi ñee ngi des ci Libi ndax dox jàll ci désert bi ku ne gis na vidéo yi ñii des nañ ci géej gi muy seeni armeel mu nekk lu métti ci yaay yi kon loolu du ñu jàll mukk te taxawuñu def ci diagnostic ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey wax daal képp ku bëgg lu baax daal na nga wateel la coalition gagnante Wattu Sénégal asalaamaaleykum. fii mooy quartier général Wattu via Corsica 25 képp koo xam ne soxla nga lu mënti doon rek ci nga xam li nga xam ne mooy coalition bi ci li nga xam ne mooy mbirum vote yi boo ñëwee fii ci quartier général via Corsica 25 di nga fa am ay renseignements chaque jour que je fais à partir de 7h maanaam à partir de 19h ñu ngi fii bu ñu demee porte à porte yi ba minuit ñu ngi fii encore incha allahu rabbi kon gars yi ñu ngi leen di woo yéen ñëpp Brescia ku soxla coalition bi à partir de 19h ñu ngi fii ci quartier général ba minuit fii rek la ba le 30 incha allah gars yi